Omar Bun Khattab Gueye Omar ay ca yaa ngoog sagana ngoog dema seddal mandu te waay jërëjëf waaw da nga am mandu jeex na madame Diouf ñu koy nuyu bu baax di am mbégte ak bànneex bu rëy tey jii am gan di Nathalie Sagna Nathalie buñ ko waxee di wax ancienne internationale ci wàllu basket ñii ñu dalal tey jii mooy ñi Abdou Diouf daan wax naan ku def lu rëy am lu rëy ci wàllu basket ñu jural Sénégal ci wàllu basket lu rëy tey jii bu basketteur mu ne am kër mën a am oto mën a tiitaru rawatina ci wàllu jigéen ñi ñoom ci leen bokk tey jii mën nañ wax ni fi ñuy tudd Astou Traoré ñoom joojoog ñeneen ñoom foofu lañ tolloon ci jamono jooju baa fu ko raw ba tax immeuble Maris yi ñuy wax ñoom ñu joxoon leen ci cër bu rëy ñu dëkk fa ba tey jii am lu ci am bu kon balaa ñuy dikk ci waxtaan da lay dalal jàmm mais aussi tamit bu ñu amoon tapis rouge da la koy lalal na la yegsil ndaxte da ngeen ñu honoré bégal ñu fu ne Natal ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Omar Bun Khattab Gueye di leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu sama sœur Betty Sanjogo ak Khalil voilà di nuyu tamit Ndiabou waaw Miss Ataaya bi di leen di remercier wax dëgg yàlla ci invitation bi ngeen ma invité tey ma ñëw représenter les anciennes basketteuses yu ci HLM Maris d'accord waaw di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp di nuyu Sénégal yëpp di nuyu aussi le monde sportif d'accord merci Omar Aïcha yéen a ngi ci HLM Maris am fa ay kër yoo xam ne yéen a ko moom am ci anam boo xam ne ci ngeen jote woon kër yi ci jamonoy Abdou Diouf dama bëgg déjà parce que boobaak léegi 97 ak léegi yàgg na ci diggante bi lu bëri xew na ci nga fàttali ñu seen génération ak lan moo waraloon Abdou Diouf joxoon leen kër yi loolu Omar dinaa si sawar ndax jamono boobu kenn mënu ko fàtte ci Sénégal ndax dañuy toogoon ay ati at basket bi innetu ndam mu dee carrément ñun suñu génération ñu ñëw dekkaliwaat basket bi ñu def 97 ñu daal di dem à Nairobi au Kenya ñu gagné médaille d'or bi en finale devant le Zaïre ñu ñibbisi suñu président bi fi nekkoon au temps son excellence le président Abdou Diouf wax dëgg yàlla nekkoon suñu papa ci basket bi jabar ji nekkoon suñu marraine wax dëgg yàlla mu doon ku baax nag doon ku baax ci basketteuses yi ku ñu yërëmoon dégg yàgg ñu sagal sigg ñu fu ñu taxaw yëkkati ay kër ne aw ma lu ma leen di defal pour remercier leen lenn rek laa mën a def pour basketteuses yi mooy may leen ay kër pour service rendu à la nation waaw si foofu nag dañu joxe kër yi ñu toog une année après en 98 ñu def remise des clés ba ñu remettre clés yi boobu suñu papa feu Ousmane Tanor Dieng moo ñu jox caabi yi ku si nekk waaw. tey jii génération boobu balaa ñuy dëkk ci lii bi ñan la woon nga limal ñu si ay tur pour nit ñi am référence ci ñoo xam ne xam nañ leen ci. fena génération boobu génération Mamati Mbeng moo nekkoon suñu capitaine man nii Nathalie Sagna Khady Sall Berek y avait Adama Diakhaté Maymouna Fall Soukay Sarr Anta Sy Aminata Kane ñi nekk États-Unis léegi feu Adama Diop bi nga xam ne que yàlla daf ko jël si suñu biir balaa ñuy dem Coupe d'Afrique bi waaw kii tamit Yamalo mi ngi États-Unis aussi Ndak Gueye Khady Diop Koumba Cissé ak suñu ñaari entraîneurs yi muy feu Ousseynou Ndiaga Diop ak Maguette Diop mi nga xam ne que mooy actuel directeur technique ak Adama Diop mi gaañu yaayam dañu mujjee jox kër gi parce que wax dëgg yàlla dafa nekkoon koo xam ne que ku amul yërmande si yaayam nekkoon situation dinaa dikk sax ci kaaw yaayam mais dama bëggoon dañu présenter parce que comme bari na ci ñoo xam ne loolu yàgg na am lu dox ci pour ñu xam leen xam ni da ngeen def dara pour am lii maanaam mérite la ci yéen mais tey jii ñu ne da leen fay jëlee
am lu ñu tudd ci lu tax ñu war leen fa jël dama bëggoon ngeen dellu siwaat ci lu waral ñu war leen a jëlee tey jii ci immeuble yooyu xam ne seen njàmbaar ak seen ngar mi ak li ngeen jox réew mi moo leen ko maye woon kenn joxul loo ko sur un plateau d'argent mais da leen ko jox parce que dañ ko mérité woon lan moo waral tey jii ngeen war fa jugee ba tax ñu war leen a xañ courant war leen a xañ ndox lan la. lu ko waral lépp Omar c'est parce que immeuble yi dañu dem ba si biir mu am ay jafe-jafe maanaam mu am yuy daanu boo xoolee si biir Maris immeuble yu jëmee si fond bi ñëpp génn nañu parce que yi balcon yaa ngi daanu ñii néeg yi ñu génnee leen mais bañ leen génnee HLM dafa jël yëpp loger leen di leen di fayal chaque mois fu ñu dëkk xëy na dem na ba si biir boîte bi antanu ko te loolu moo am suñu ba si commencé tamit mais boo xoolee am na yoo xam ne que ba léegi baax na mën nañ ko defar mais immeuble yi bu demee ba am jafe-jafe loolu du si ñun ci ñoom la parce que ñoom ñoo tabax loo xam ne que dégg nga maanaam amul sécurité bu wër ba pare rax dolli ñu jëlati antenne boo xam ne que buy def ay tonnes teg ko si kaw immeuble bi. mooy opérateur mobile li muy teg ci antenne. voilà mu ngoog tout à fait. ba pare fu mu nekk si man sama salle fa lañ ko teg ak ay batteries yoo xam ne que mënu ma la wax nu mu day loolu bu mu amee. mais c'est avec votre permission. du tout. parce que foofu dinañ si dellu si waat ndax buñ ko defee man en personne dama tàmm chaque week-end bu ma daan ñëw damay yéeg parce que échelle ngay jaar damay yéeg ak sam papa yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana ak moom ñu mu fa fekk ñu ko fa fekk yépp dañuy daan yéeg ba si kaw alors bu ñu ñëwee un jour dañu ñëw trouver ñu teg antenne bi ñu dis ay vis ay carton yi fi jaaxal ñu mais kooku moom dafa nekkoon koo xam ne que lépp rek lu muy def rek bind la ñu relever yépp ñu fa fekk yépp ñu bind lettre à la présidence à la fédération de basketball ñëw ba foofu avertir leen bind lettre directeur HLM bi fa nekkoon mais kenn réagirul ndeke ne boobu ñoom société boobu je sais pas si mën naa wax tour de pas Sentel la woon au temps daf leen doon fay déjà mu nekk loo xam ne que c'était pas du tout normal ndax moment boobu. parce que doguma la mais loolu man ñi ma gis ñu teg seen kër yi wala ci seen kaw borom kër yi. c'est moyennant quelque chose loo xamante ni xaw ma tous les mois dañ leen koy fay wala yooyu. te loolu moo am. mais au début bu ñu ko defee déjà balaa ñu ko doon def biti waroon nañu gisee ñi nga xam ne que ñoom moom seeni kër ba pare ñu toog waxtaan. xool ndax nangu nañ ko wala nanguwuñu ko. mais ñoom ñoo ko waxante ak ñoom xaw ma la ñu signé ba affaire bi ñëw nekk fa. ñu toog des années ñoom la ñu doon versé muy loo xam ne que du yoon. bu ma ñëwee nag ma woo fii yi woo sama entraîneur Ousseynou Ndiaga Diop fa Ousseynou Ndiaga Diop wax leen ko bu ma demee man sax en personne dem noonu naa ba gis à un moment le procureur. feu François Diouf ñoo waxtaan seeg moom. mu ne ma lenn rek ngeen mën a def ngeen constitué wu en collectif xëy na yaa gën a am jot ñoom ñu jiital la. dégg nga yow ngay jox démarche yi ñu dem collectif am léegi ci immeuble yi ci la HLM jël nag affaire bi di ko jox collectif bi chaque année Sentel di leen di fay 1 million. D'accord. ci 1 million yi nag moom lañu daan jël parce que ndox bi dañu daan am jafe-jafe bu mu egg 4e. ñu def ci pompe d'eau. muy yëg ñuy fay courant bi ci escalier bi di fay femme de ménage bi. di fay gardien yi kii garder le matin ak kii garder guddi toll nañu foo xam ne que sax loolu sax ñuy daan jox daanu doy si doon tamit chaque année dañu daan peinture tamit immeuble bi mais dem nañu ba si biir loolu sax doyuñu woon dañu doon cotiser ku si nekk 5000 francs léegi sax dañ ko yokk 10 000 mais dem nañu ba si biir sax ñi doon cotiser ñu si bare mënuñu ko woon ndax jamono neexul way voilà ñuy jokkalante léegi ñu war leen fa jëlee ngeen bañ lu tax ñu war leen fa jëlee ak lu tax ngeen bañ ne doo leen fa jugee parce que comme bu dee nii immeuble yi taxawaay bi jekkatul te mun na daanu à n'importe quel moment am na ñu fa jot a jugee te kon sàmm seen kaaraange moo ko tax a jug mais yéen lu war a ngeen lànk ni doo leen fa jugee danoo tegul seen loxo lu doy wala. nit ku nekk bu doon sa sago nga nekk fu baax mais nit ki boo demee ba jaay ko
mu dem mu am jafe-jafe te jafe-jafe yi yow yaa ko indi boo koy génnee. yaa ko indi mooy HLM. HLM moo fa indi antenne bi parce que moom moo ko fa indi moo ko signé ak kii après la ñu ko jox mais boo ñuy génnee nag ñu dugal fenn mais bu ñu génnee fu ñu jëm. bonne question. très très bonne question. maa ngi nuyuwaat Nathalie di wax ni. Jabu indi ataay ji bokk. li nga xamante ni bi moo xew nii daa ñaaw ci Sénégal. dafa ñaaw ci réew mi quoi pour man. parce que sama gis-gis. mooy ñii fu ñu leen gis dañ leen a war di naw. sargal leen fu ñu leen gis am envie dem di defi ji kii parce que loo xamante ni bii def nañ ko ci réew mi. maanaam exemple lañ kii lañ war a doon quoi ñoo xamante ni bii bu ñu leen di xool day tax xale bu jigéen bi tey nga xool daal ne ah kii ñii kat am fierté pour. def li ñuy def loolu nag dafa am lu koy wane quoi dafa am lu koy kii parce que Abdou Diouf bi mu naan ku def lu rëy am lu rëy. jamono jooju Sénégal gi yëpp dafa am mbégte bu ñu amoon. état tey Macky Sall man maa ngi wax président Macky Sall di ko xamal ne ko gis nga ñii tey lii ñu leen di def nii. moom ci boppam moom président de la République pour man moo war a jël mbir mi en charge ñii fexe ba dara bu mu leen. mais est-ce que la mu war a yëg na ko est-ce qu'il a les bonnes informations. ñi ko war a yëgal nañ ko koy yëgal. parce que lii gàcce la ci réew mi. parce que mënuñu démb ñu ne ñii ñooy héros national tey ñu bëgg a ñëw toroxal leen parce que lii ñuy def nii toroxal parce que ñii buñ génnee ñu génn nii ma gis leen ci élément journal ñuy ñaxtu. loolu vraiment sagalut réew mi. d'accord man li may laaj mooy. sagalut réew mi quoi. waaw man li ma bëgg laaj rek mooy Omar boo ma ko mayee. ñëw nañu. jox nañ leen sommation. dama bëggoon xam kañ la sommation bi ñëw ak ndax biñ leen di wax dañ leen di génnee wax teg nañ lu dëgër ci seen loxo immeuble bi lii immeuble bi laa wala dara parce que man pour man nit boo koy génne xanaa day fekk nga pare fenn pour dugal ko fa. loolu moo waral sañee duñu génn. ok ndax biti. je pense que nit ki bu demee ba nga xam ne que dafa xeexal dëkkam. waaw damay revenir sax ci histoire. ñun ba ñuy basket di ñëw. biti tey ni ku nekk nag da ngay ñaan jamono avancé. bien sûr ndax suñu séeréer li ñu am. wax dëgg yàlla dañuy ñaan sa mu gën a yokku. ndax jamono dafay dox. mais ñun ba ñuy basket biti ci suufu Marius Ndiaye dañu daan regroupé woo. ci biir stade bi xoolal stade ni mu mel. ñu regroupé ci biir stade bi équipe nationale. ñu dañuy dem ba tuddee woon ko hôtel Dior. ñu noonu lañ ko tuddee woon. bu ñuy ndekki bu ñuy añ. bu ñuy reer xam na fu ñu ko daan def. gis nga enceinte bi clôturé stade bi. fa ñu daan teg suñu plat yi ñuy lekk. Jabu indi attaay ji. ñu ñuy jox per diem. 3500. 3500 oui ñu dem ba ci biir ñu def ko 5000. béti am na voyage boo xam ne que. dem nañu ñu jox ñu 31500 comme argent de poche. oui. 31500. mais boobu yëpp ñun. parce que dañ ko doon def par amour. si passion la woon. ñun dañu doonoon ñoo xam ne que maanaam dañu doon wax ay militaire lañu. dañuy dem pour xare ji. te amoon nañu gàcce. boo xam ne que rus nañu génn Sénégal. dégg nga jàkkaarloo ak beneen dëkk. dégg nga ñuy ñibbisi les mains vides c'est-à-dire revenir bredouille sans médaille. amoon nañ si gàcce. de telle sorte génération bi nga gis depuis 90 ba 2001 suñu génération. benn yoon la ñu am défaite. ci 11 ans yooyu yëpp. waaw 90 ba 2001. benn yoon la ñu am défaite devant le Zaïre en finale. c'était à Johannesburg. en 94. ñu Zaïre dóor waaw ñu Zaïre dóor finale boobu nañu doog a am défaite. ñu mel noonu bëti est-ce que mérité nañu lii. déedéet et puis xam nga man on est désolé de le dire ñooy ñu reconnaître que sur ce plateau xam ne basket bi lim fi indi. seen temps yéen football bi indiwu ko fi ba léegi ba fii ñuy wax ak yéen dara indeegu ko fi dañ waxante dëgg. n'ayons pas peur de loolu dëgg sax mais bu ñu yégee problème bi parce que ñun ku daan dem si réunion collectif bi yëpp suñu entraîneur la fa Ousseynou Ndiaga. mais fi ma la bëgg laaj aussi balaa ngay egg ci entraîneur bi. est-ce que bi ñu leen di jox kër yi këyit yu leer tegu na ci seen loxo bien que waxu président de la république la exécuté la tudd këyit yi waaw kañ lu ngeen amoon biti ba ñuy ñëw très bien
kër yi mi ngi nii. contrat de location vente baa ngi nii. ok d'accord. attestation baa ngi nii. ok suñu président Abdou Diouf. moo regroupé ay sociétés yu bare ku mel ni port ku mel ni poste ku mel ni Lonase ku mel ni Sonatel ak ñeneen ku si nekk génnee ay millions ñu jëndal ñu ku si nekk kër ñu fay ko cash jaay ñu ko mais taxes yi dañ ko génnee. ah d'accord. voilà ñu dem problème yi am ñu jékki-jékki un bon jour ñu demander audience pour rencontrer le directeur de la SNHLM mu recevoir ñu dalal suñu xel ñëw nañu def ñuy jël reloger ñu feneen mais lam si waxoon yépp dara amu si. amu ci. defu si dara ñu ñëw xëy gendarme bi ñëw indi ñu papier bi nga xam ne que sous-préfet moo ko joxee. sous-préfet mooy papier bi di wax lan. daal di ne que normalement dañu war a génn. des réceptions de ce document. et ce document vous l'avez reçu quand. Le 19. le 19 septembre. dañu gendarme yi fekk yàlla dafa def sax bu ñuy ñëw. dafa ma fekk si immeuble bi ma nekk si kër madame Ninaise Soukay Sarr. ok fa la ñu nekk ñu si bari dañu waxoon du ñu jël mais ba ñu ñëwee dañu ne dañ koy jël. ok ndax am na loo xam ne que ñun suñu image waruñu di def permettre dégg nga ñuy def yenn yi. parce que tey ñoom seen liggéey la ñuy def te ñun tamit ñoom état la ñun tamit état la ñu parce que nous sommes des ambassadeurs de nos pays. kon nag amuñu pour bañ dañu war a jël. boobu ngeen waroon a yuuxu nag. ba ñu jotee kër yi nag moo waral ñu def point de presse bi. boobu loolu war a coow yuuxu gi. boobu ba léegi waxuñu parce que boobu ba léegi. waaw non comme ñi ngi médias yi rencontré investir médias yi ces 2 jours. waaw dañ ko doon njëkk bu yàgg. non boobu. non parce que boobu mais xam il nga fallait que ñu lii génn organiser ko wu woon xool nu ñuy defee. mais ñi ngi doon demander ay audience rencontré nañu ñi ñu war a rencontré. si. toog loolu nañu laa waxtaan ak doon ñoom sax. ku mel ni suñu président suñu tutelle. président fédération. ok dem nañu gis ko toog waxtaan ak moom. mais ba ñu toogee waxtaan ak moom boobu ba léegi mosul yëkkati téléphone am pour nemmeeku ñu pour xool. Kuy seen fan la ñu président toll. ana ministre des sports ministre maa des ngi fay sports ñëw. dans tout seen ça. président nu mu Maître tudd. Babacar Ndiaye. Maître Babacar Ndiaye. ok ministre des rencontré nañ ko sports bureau Matar Ba. Matar Ba ministre des sports. maa ngi ñëw rencontré nañ ko wax ak moom. explique situation bi yëpp. mais rafetoon na déplacé wu. dégg nga même bu déplacé wul mu woo ñu tamit di xool fan la ñu toll wala moom moo naroon jiitu sax. kookal ñu la topp si ginnaaw parce que mooy suñu tutelle. Maître Babacar Ndiaye. président fédération. président fédération. mais defu ko. kuy ministre tamit des sports. Voilà. il est au courant de la situation. mais mosuñu ko dégg mu wax si problème bi. seetal loolu xam nga loolu lu garaaw la. ministre mais des biti bu ñu demee. waaw. ba tey collectif bi ñu recevoir leen. ñu xamal leen carrément ni amuñu fi dara. ku wax tey loolu suba kii moo leen recevoir woon ministre de l' intérieur. mu ni lan. ñun kenn demuloon si basketteurs yi mais collectif bi nee nañu ko def leen ne. que amuñu fi dara. amuñu fi dara mooy kër yi moomu leen ko. si lu ñu wax parce que ñun si basketteurs yi kenn demuloon. Abdou Diouf a ngi dund heureusement. ne amuñu fi dara. daal di ne que suba dinañu yónnee pour ñu couper courant bi ak ndox bi. ku wax loolu. il paraît ministre bi moo suba leen ko mooy wax jeudi ah. mooy le Ministre de lendemain bi mu leen l'Intérieur recevoir. bi mu leen recevoir le lendemain. waaw le lendemain mais dinañu jusqu'à yónnee présent kenn coupé gu jusqu'à ko. présent ki coupé wu ko. D'accord. mais quand am na même lu leen fa bindal foofu. am na lu ñu ñëw. taf si immeuble bu si nekk. lan lañ ci taf. SDR SONES ñëw na fa ak Senelec ne la taf na fa ay kayit dégg naa gisuma ko nag mais dégg naa taf na fa ay kayit. d'accord waa pour avertir dañu koy coupé. d'accord mais biti fan la ñu toll. xam. waaw c'est que xanaa dëkk bi amul justice. c'est que ndax jéem ngeen a rencontré Matar Ba ministre des sports. ndax jéem ngeen ko rencontré pour waxtaan ak moom. Mataba. tooguñu waxtaan ak moom. lu tax. mais woo nañ ko parce que pour gis leen dafa jafe. waaw tey bu mu déggee problème sax inaccessible. warul xaar sañu woo ko Liggéey. moom moo war a ñëw. Il ne woo travaille pas. ñu ñoo dalal suñu xel ne ñu lii ak lii jël affaire yi en main. ok tey jii bu doon ñii xamal lan moo garaaw tey jii bu doon ñii dem nañ tey gagné dara wala ñu kii leen dara moo fay njëkk ci stade ba maanaam pour ñëw accaparer ko politiquer ko est-ce que comprendre c'est que loolu mooy li nga xamante ni mooy li dangereux quoi. te moom tey
Matar Ba mais moom mu régler problème bii. dafa war a ñëw pour régler problème parce que loolu lu koy sigil la da koy sigil. waaw mais da koo xam. ñun ba léegi loolu bu ko xamee mu aay. ah loolu war na ko xam man dinaa ko laaj Gomis ba xam. bu ko xamee mu aay. kenn mësu ñoo dégg fen non non non. mus ñu dégg ñu ñaxtu. waaw booba mus ñu non non dégg ñu kenn kaas musu ko dégg. ndax suñu image permettre ñu taxaw di def yenn yi di am yenn comportement yi mais démb. mais nag bu ñu toogee nag ba jot kayit yi li ñu ne nag yuuxu jot na dëgg la ndax def nañu tout pour rencontrer son excellence le président Macky Sall essayer tamit def tout pour rencontrer la première dame Marème Faye Sall mais dara kon nag sottiwul. mais Sottiwul. am na xaalis bu leen bëggoon a ñoom amul lu leen bëggoon a jox. comme dañ leen bëggoon dédommager. dédommagement yi ñu joxe mooy ñi nga xam ne HLM daf leen génne woon loge leen te bu ñu génnee toog ñu 17 mois ñii 2 ans ñoo xam ne que fayuñu leen. mais yéen les basketteuses vous êtes au nombre de combien. 12 basketteuses. 12 la. les 2 entraîneurs muy 14. ak la maman de feu Adama Diop. d'accord moom elle en fait partie parce que kër doomam moom lañ ko jox. moom lañ ko mais ci jox côté boobu laa bëggoon a dikk pourquoi yéen seen mbir lu tax mu metti ñu bari dem nañ ci ba nekk mag am nañu ci yor seen liggéey bopp mais am na ci ñoo xam ne kër yi moo tax ñuy dund dama déglu yaay Adama Diop mu wax lu daw yaram Adama Diop ni mu demee woon ak ni mu méttee ci jamono boobu gën na nekk ndaw mais am na lu jëfaat mais demin bu metti mu bàyyi fi waajuram wu jigéen waajur kër gi rek la yaakaar pour lu yëkk pour di ci dund maanaam situation bi ngeen toll tey ak ni ñu téye ci ñi Sénégal ñi yàgg a sagal Sénégal démb maanaam seen situation mën nga ci dellusiwaat nan la nga koy dundee. dinaa si dellu si ndax Adama dafa bokkoo si ñun. depuis xale ba léegi ñuy ànd. la ñuy toog suñu biir sax dañu ko toog suñu famille mu def lu nekk si basket bi. mu nekkoon soutien de famille. lu rëy si biir këram moo koy def. ñu toog di dem 97 balaa ñuy dem yàlla jël ko. dëgg la. ñuy ñëw ñu jël kër gi jox ko yaayam. yaayam si lay dundee. tey bu ñu xëyee ñoo def nii. biti duñ ko seetaan. déedéet. parce que yaay ji ne moom xamul fu mu jëm bu nangoo kër gi waxatul. fu mu jëm ñi ngi wax yaayam mais ñun suñu biir am na ñoo xam ne que fu ñu jëm. dëgg la. man fu ma nekk nii. dëkkuma fa ndax ñaari néeg la. néeg boo ñëwee nga am sa njaboot boo jëlee néeg bi parents yi. jigéen ñi jël beneen néeg bi góor ñi fi nekk góor a jigéen ñi bokk néeg rek bu yaatu sax. moo tax dañ koy loué. li ñuy loué moom la ñuy jël di fay fu ñu nekk. te fu mu nekk am na ñoo xam ne que ñi nga amee arrière fu ñu nekk. béti moo tax ñu ñëw ne. immeuble bi bu ñu koy daanu dinañ ko daana suñu kër. suñu kaw. bañ ñu si dara nag bañ ñu si ba suñu bakkan. mais bu fekkee indi nañu beneen solution pour génne leen joxaat leen ay kër vous allez partir. bien sûr. waaw d'accord. mais nag moom la ñuy wax doo leen ne génn leen te dugal leen ñu fen. kañ. mais gëm naa ni mais am na fu leen bëgg a jox ay kër joxuñ ñu fen. wax ñu leen ay Tivaouane wala. joxuñ ñu fen. joxuñ ñu fen. joxuñu leen dara. joxuñ ñu dara. Nathalie ayca mu gaaw. c'est que man li may wax jeex na. waaw d'accord jërëjëf mais man xam nga lu may wax. man damay interpeller président Macky Sall di interpeller tamit aussi Marième Faye Sall waaw. en tant que jigéen. mu am ci yoo xam ne mi ngi koy def di jàppale nit ñi je pense que ni ñii waruñu sax taxaw di wax ne pour ñu jàppale leen quoi mais ñoom dañu war a jóg. autosaisir. dem defi ji ko parce que loolu mooy li nga xam ne mooy li war. donc ñi ngi interpeller Marième Faye Sall. muy première dame pour coow lii. mu ñëw teg ci loxoom parce que lii gàcce la pour réew. mais aussi ñu ngi interpellé l'ancien président de la république. mi nga xamante ni dossier wu kër yi ci moom la jaaroon ci moom la jóge. waaw te Abdou Diouf xaritu Macky la xaritu Macky Sall la donc je pense que ni lii war na mën a régler quoi am importance sànq da nga ni. Nathalie sànq da nga ni président est-ce que il a les bonnes informations muy loo xamante ne dañ ci war a taxawaat. nee na am nañu yaakaar. dañuy yaakaar ni. que lépp lu xew si dëkk rek président war na ko mën a yëg. waaw loolu la nit ñi foog nag. mais président. ñi ko nekk mën nañ ko nëbba. li xew. ndax ku si nekk sa bopp ngay sàmm. dëgg la sa bopp ngay protéger. dëgg la ak sa parce que xam naa ni ñun leer nañu ko lii. président dina def jël ay matuwaayam def lu wax. ndax ku dem ba basket bi. amoon problème. ñu doon ñu ay daan yoo xam ne dañu doon fay 300 millions. moom président Macky Sall. yëkkati 300 millions yi fay ko pour basket bi. ñu ne déet encore mu tabax lu mel ni arena bi tamit dégg nga
pour delloo njukkal basket bi. kooku gëm naa ni bañul basket. dëgg la. te gëm nañu am nañu tamit yaakaar dégg nga que président du seetaan lii. dëgg la. mais am na loo xam ne que boo ko xoolee si ñun suñu génération yëpp tey ñun ñëpp fi nekk béti amoon décoration bu ñu état defoon tey boo xoolee tey en 90 mi ngi nii lañ ñu jox chevalier de l'ordre national 30 mars 90 mi ngi nii 92 ñu jox ñu officier de l'ordre du mérite. du mérite. En 95 ñu jox ñu officier à l'ordre national du Lion. En 97 ñu jox ñu commandeur de l'ordre national du Lion. du Lion. ñu toog en 2014. Son Excellence le président Macky Sall def ñu grand officier de l'ordre national du Lion. yaakaar naa ni. waaw ku la defal lii. ku la defal lii. bañu la. kon nag dégg nga te gëm nañu tamit que lii ñu am. bu ñu demee ba lii dal tey nous on se pose la question aussi. décoration yëpp. li ñu suñu dëkk defal lan la ñuy njëriñ. lu muy jëriñ dëgg la bu fekkee ne tey ñi ñuy taxaw pour taxawal ñu. dëgg la. te mosuñu nangu. taxaw fépp foo xam ne que pour défendre suñu dëkk ñu nangu ñuy taxawal suñu dëkk. dëgg la kon ñun moo taxit ñu jóg ne. yuuxu dafa jot il faut ñu yuuxu président jóg ñu. dëgg la Omar lan Voilà. ngeen di tëjee ak sa invité. maa ngi lay gërëm bu baax ñu am mbégte ci dalal la ak teewaay bi ñoo nga wax nga ko fi nga ko war a waxee te ñi ko war a dégg dinañ ko dégg ci la voix des sans voix mais leen rek laay tënkee te du ma tëjee question mooy ñun suñu nguur yi dañoo bëgg loolu suuf mooy fépp fu rafet jege autoroute wala bu jege Ndakaaru pour ñoom ñoo ko yooyu baadoolu danoo war a dem ci àll ba ñoom dañuy doxee noonu li ci ëpp mais lii moomeelu jàmbur la beneen bi mooy bu dee nii dañ ko bëgg a def ay immeuble pour bëgg ko gën a taaral lu mu yaatu yaatu ñi xaj nañ ci beneen bi ci topp mooy ñi ci war a wax nañ ci def teg ci nag HLM bi ñu dénkoon mi tabax immeuble yi bonee nii maanaam loo xam ne ci nguur la jógee warul mën a def lu mel nii tey ji HLM sax waroon nañ ko mën a topp ci yoon tey bét yi nga baal ma HLM waroon nañ ko mën a topp ci yoon ngir wax ko li nga def nii fan nga ko teg man loolu laa jeex na mu ngoog Nathalie looy tàggatoo. li may wax xuloowuñu. xeexuñu. lakku leen ko nag. portewuñu plainte. dëgg la. boo gisee ñu woo def point de presse. pour lii nga xam ne que ñun leer nañu. xëy na yu si bare waxuñu ko du am pour yegg si moom mu dégg ko. te gëm nañu que. dina ko saafara. dina ko saafara incha allah. voilà waaw ñu di la remercier bu baax. ñu ngi quand même lay si invitation bi nga ñu permettre. ñu mën a jàkkaarloo ak suñu président wax pour mu dégg ñu. li am ak sa première dame aussi. voilà Adja Marème Faye Sall. d'accord kon nag Omar mi ngi noonu ñu lay. waaw voilà ñu koy remercier bu baax a baax mu doon seen rubrique luy ay di njàmbat tey nag les anciennes basketteuses ya nekk foofu lee ci immeuble Sey bu Mariste te ñu war leen a génne te nag raaye bu ne indil nañ ko seen réew représenté seen réew dignement fu nekk kon nag defe naa président beneen dossier ngi nii boo xamante ni nag dossier d'urgence laa koy tuddee Matar Ba également moom mi nga xamante ni moom la ñu dénk mbirum sport ci biir Sénégal war na cee mën a àddu Babacar Ndiaye également mi président fédération du basket moom it war na ci mën a àddu kon nag ñii ku leen yërëmatul bu leen jël li ñu yore ñu jàll ci suñu deuxième rubrique dem fële ca régie ñëw école des jeunes mariés